mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beek ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci juróom benn waxtu bi simili leen ci xabaaru marax yi la ci gën a fës bokk na ci njiital PIT gu woon Amath Dansokho gin àdduna ni ki démb tey nag këram fees dell ki doomu aadama ngir rek bokku naqar bi ak tiis wi ay waa këram ni ki ëllëg kon lañ ko fas yéene yóbbu ca sëg ya nekk fa Yoff loolee nag bëgg-bëggam la askanam ni rawatina waa këram ne dañu fas yéene kon sàmm teg boobu la diggee daan ci dikk ni mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi association di ab kuréel woo xamante ne ni seen xemmeemteef mooy kaaraange kon di law ci tali bi te dañoo amal doxub ñaxtu ngir ñaax askan wi rawatina chauffeur si ci nañuy doxalee ci kaw tali bi la ëllëg tugg seen kaw mooy faatub bakkanu doomu aadama kon di ñàkk ci tali bi lañu bëgg mu dakk dañ leen dégg nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi sommet G7 di juróom-ñaari réew yi nga xam ne ñoo gën a am doole ci àdduna wëngal këpp ñu ngi koy amal jamono ji ca France loolu nag Sénégal njiital réew mi kon ma nga fa lu ëpp nag juróom-ñaari réew yooyu nag dañu diisoo lépp lu jëm ci wàllu kaaraange ci àdduna wëngal këpp waaye itam lan moo ci taslaayu Afrique ak solo gëdd bi mu ci am dañ ci indi leeral ci biir xabaar yi ak Amagor Robert Niang kon mbokk yi loolu lay gën a fës ci xëtub xabaar yi nes ki ñu di ci faram fàccee. di leen gërëm mbokk yi dal leen ak jàmm ci xabaaru marax yi kon des koy tàmbaleeg ab tiis di ab taalibe boo xam ne dafa daal di lapp ci ab dégg goo xam ne kon ma nga woon fële ca Tiwaawoon Pël foofee nag lu ci Duga Pël loolu nag ma nga ca Diamniadio moom nag taalibe bi kon ci ab tool lañ ko daal di fekk sapeur pompier ba nekk ca Rufisque kon moo def boobu lépp jaloore daal di yénne kon néew mi foofee ca dëkk ba ñu ko fekk. daal di àddu kon ñaari daanañ doomi aadama di tuut tànk yoo xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ginnaaw taw bi wàcc ci Sénégal rawatina kon ci Ndakaaru loolee kon mu ngi xewee ca Mbambilor loolee nag askan wi di ko daal di naqarlu rawatina nag nee nañu la ko waral mooy chantier yi nga xam ne kon tàmbali na jolle ci suuf ca foofee ca diwaanu Diamniadio rawatina ca Tëngéej lanu bëgg daal mooy ay saafara loolee nag jëwriñ gile ne nag dégg na ko fas na ci indi xar tànk fas na ci kon tànk tuwayam bu ko defee saafara mën ci am nu mu gën a yaatoo bu dal njàcc Omar Bokum. taw mi bari mi taw ci Ndakaaru fan yi indi na ay loraange foofee ca Bambilor fukki at ak juróom ak fukki at ak benn seen famille nekk ci naqar ak tiis lool kenn ci waajur yi di ñëwaat ci mbir mi nu mu demee. ci booru canal bi lim dëkk ci booru canal bi foofu fees boo ngeen demee xool kër ga ndox mi yéegoon na ba à plus de 2 mètres waa kër gi jéem a génn pour jéem a sauver ci la xale bi rëccee yaa jàkkite woon ci loxo bi mais dafa rëcc ndox mi yóbbu ko. pourtant Bambilor musul am ay inondation li waral loolu nag bu ñu sukkandikoo si ñoom ña fa dëkkee mooy ouvrage yu bees yu ñu fay defar. donc léegi tey foofu nga xamante ne bii ndox mi fa lay jaar buñ ko sëkkee tabax fa ay kër mais ndox mi day tas donc bu ñuy tabax ba bu ñuy seet waroon nañoo xool yoon yi nga xam ne fi la ndox yi jaar waxuma ñu canaliser ko waxuma ñu def dara mais ñu bàyyi ndox mi jaar bu ko defee kenn du sonn. ngir ñu ñëw jàppale famille bi état bu Sénégal dépêché fa ab délégation bu rëy ministre Mbaye Thiam jiite ko. ci suñu taxawaayu ministère bi yore mbirum ndox mi ak assainissement tamit dañ fay ñëw pour xool li nga xam ne moom moo am ànd ak technicien gouvernement bi yëpp pour que xool boobu ñu jël ci ay njàngat ñu wax leen ñoom ñu gën fee dellu si gën koo xóotal pour seet li nga xam ne moom moo am lan moo ko indi ndox mu bari moomu ci diir bu gàtt te mënul a dem ak yan saafara lañ ci indi. téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaari millimètres yi daanu ci Ndakaaru fan yi indi na ay gàllankoor yu bari ci nit ñi ca Bambilor nag ñu ngi ñaan ab plan nguur gi war a teg ngir xeex inondation yi balaa béy di woy mbuus. di ko gërëm bu dal njàcc daal di àddu ci leneen ak tiis wi wadd ci kaw askanuk Sénégal muy faatuk Amath Dansokho benn fan ginnaaw loolee askan wi nag réer wutali këram ngir bokk ak askanam Ndakaar gile waaye nag kër gi fees na dell leneen loo xamante ne kon mënees na ko ci jàpp mooy kàddu seede benn la ci kaw moom Amath Dansokho lu ci mënti am kon ni ki ëllëg lañ ko jébal boromam ca sëkk ya nekk fa Ndar Géej loolee nag doonoon bëgg-bëggam Omar Kane ci leeral. ci ab kër gu xaw a modeste fii ci biir Almadies la dëkkoon
loolu di wane rek nit ku oyof ku dëddu àdduna. On aurait dit que Amath n'aimait rien de matériel dans cette vie-là. Amath ku dëddu woon àdduna la as tuut bi ko yàlla dénk mu ngi ko doon séddoo ak famiyam ay xaritam ak ay xaritam mënoon na xëy génn ci kër gi sol ay dàll caraxam dem doxi soxlaam ku modeste la woon. Là où il est heureux là-bas et il nous regarde. Il nous regarde le xam naa ni foofu mu nekk mu ngi ñuy xool ay bëtu bu leen def lu ëpp. N'en faites pas trop. mu nekkoon ku oyof waaye loolu mësul wàññi dara ci pas-pasam. Amath Dansokho bokk ci ñi tax ba Sénégal am ñaareelu alternance bokk itam ci ñi gën a tax ba Sénégal am alternance bu njëkk. Il faut rendre à César ce qui appartient à César ñu bari nee nañu par exemple le slogan soppi nga xam ni soppi dafa nekk loo xam ne ni slogan boo xam ne nii mooy téye Sénégal ci wàllu démocratie ay ati at nee nañu Amath Dansokho moo ko trouvé moo ko lancé jox ko Wade. kon nag ma gëm ni man Wade bu ñëwee au pouvoir bu ñu amee alternance en 2000 wax dëgg yàlla parti de gauche yi et particulièrement PIT joué nañ ci rôle bu mag a mag rawatina nag Amath Dansokho. kër Amath Dansokho demoon na ba nekk kër goo xam dafa nekkoon symbole ci xeexu démocratie au Sénégal. Amath Dansokho nekkoon xaritu journaliste yi mën na am sax li mu nekkoon journaliste moo tax muy loo xam ni ñu bëri xamuñu ko. d'abord journaliste la woon ñu bëri dañoo fàtte loolu. Amath Dansokho dirigé le journal bu tudd Gestu daan doole ak xare bi xamante ne PIT PA yi ñoo ko yoroon moo doon bind journal bi parce que dafa formoon Bulgarie nekk journaliste ñëw journal boobu journal clandestin la woon moo taxoon moom rapport ak journaliste yi rapport yi xamante ne rapport yu xóot la woon. Amath Dansokho génn àdduna àjjuma si guddi foofu ci këram ginnaaw ay weer yoo xam ni feebar tëral ko Kédougou mooy dëkkam waaye Saint-Louis lañ koy rob mooy loo xam ni. loolu la sàkk woon. di ko gërëm Omar Kane daal di àddu ci leneen dem ba ca diwaan Kaffrine Ndoukoumane seen maire di El Hadj Abdoulaye Wilane ginnaaw kon bu mu jógee penku dikk ci Sénégal daal dina saafantu ak ñi nga xam ne kon ñoom la daal di jiite Abdoulaye Wilane nag ni ki tey yemook nag ñeent fukki fanu Ousmane Tanor Dieng njiital parti socialiste gëwoon daal dina amal ab wàcce kaamil ngir ñaanal ko waaye tamit delloo ko njukkal ginnaaw taxawaay bi mu amoon ci biim réew ay leeral ak Babacar Touré Augustin Mandan. njaboot dëkkandoo wala sax ay farandoom ci parti socialiste teewoon nañu démb ci kër Abdoulaye Wilane gi nekk Kaffrine ngir sargal ko ci yoonu màkka wi mu jógee waaye meeru Kaffrine bi yemul rekk ci feete kaala màkkam moom mile jàngulu na fa ay kaamil yu takku ngir ñaanal ndem ci yàlla Ousmane Tanor Dieng mi nga xam ne bi mu làqoo ak léegi am na ñeent fukki guddi. am na ay bés yoo xam ne ay lim yoo xam ne ku mu fekk ci barzax fekk la ci bàmmeel dees na la ñaanal guddi gu njëkk ñetteeli guddi juróom-ñetteeli guddi ñeent fukki guddi loolu moo tax tey ñu ànd ko jóge koo Makka suñuy bokk du ñu dalal di ñu santale yàlla di ñu ñaanale ñu def fi ay kaamil li muy nekk aljuma bi ñu xëyee ba nag ni kilifa diine yëpp teew nañu fi jàng fi ak yéene kaamil yu takku ñi def xatmu bi loolu daal moo waraloon ñu daje fii tey maa ngi gërëm ci turu parti socialiste képp koo xam ne ni fii wala ca Ngéñeen wala ca Ndakaaru ci ak famille am wala sax ci yeneen dëkk yoo xam ne ñu ngi ko def te siiwul nii nit ñi daje nañ fa pour ñaanal Ousmane Tanor Dieng. ñenn ci kilifa diine yi fa teewoon itamit yëkkati fa ay kàddu di ñaanal ki fi jiite woon au conseil des collectivités territoriales. mi ino galle Tanor. mu ne dem na kër Tanor moom mi. mi duwinooma toon. mu ne ñaan jamono jaari ji foofu. kono noon musidɓe makko. waaye nee na ay bokkam ay xaritam. ɓe ɓettaade mum. ñi ko gën a jege. par gooto toon to Dakar to. kenn foofu ca Dakar. mi yettima ɗumen. yeggan ci ñooñu ñëpp. ɓayde mi ari e wuro he. waaye comme ñëw na ci dëkk bii. min alay sago mi yettoma. mu ne il faut que moom dana dem ci Alaaji Abdoulaye Wilane mi moom itam mu jaale. mbiɗon mi ko yàlla yaafo en yaafo maaɓe men. yàlla jéggal ñi de yàlla moƴƴin leydi meɗen. yàlla baax suñu réew. yàlla hokku en kisale aduna e laakara. yàlla may ñu mucc ak mucc la ci àdduna. on jaaraama. mu ne jërë ngeen jëf. ak mbubbum alaaji mi mu sol léegi Abdoulaye Wilane di wax ne tey la gën a dëggu ci socialiste bi mu doon mu teg ci ne tey la gën a taxaw ngir lu ñoŋal Sénégal. des ba tey ca diwaanu Kaffrine ak maire ba Abdoulaye Wilane xam ngeen ne nag léegi Aminata Mbengue Ndiaye moom moo jiite ndëgënuku boobu le parti
di parti socialiste Abdoulaye Wilane nag nee na noppi na ngir daal di ko jàppale ngir sax loole rek mu daal di ko matale waaye nag statut parti bi ak li nga xam ne kon moo tënk lépp ci parti bi dàkkul ne kon mën na ko may moom bu dee bëgg na ko mu doon candidat ci jongante yi nga xam ne kon danañ ko ubbi ngir xool kon kan mooy wutu nag léegi dëgg Ousmane Tanor Dieng ci boobule parti ñu teewli kàddoom Abdoulaye Wilane ci micro Babacar Touré. amaa nag ku koy wuutu kooku yàlla rek moo ko xam waaye ñun ñi ànd ak moom bokk pas-pas la ñu boole woon ak lañ dogaloon lépp danañ ko wéyal topp ci gannaaw Aminata Mbengue Ndiaye gunge ko laalanteeg moom biir te yàlla rek tax ba ñu mën a mottali renouvellement yi ci comité yi ba ñuy falee njiit lu bees ndax loolu mënut a ñàkk bu Ousmane doon dundit danañ fal njiit moo xam moom lay doon wala kenn lay doon kon bu fi Ousmane nekkute it danañ ko defee nañ ko doon defee duñ ci boole yàkkamti duñ ci boole njomme danañ ko def boobaa ki gën ci ñun yàlla na ko yàlla jiital mu ànd ak ñëpp ñu wéel liggéeyu Senghor mottali yéene Senghor yéene Abdou Diouf ak ñi mu àndaloon yéene Tanor ak ñi mu àndaloon yéene ñun ak ñi ñëw ci Sénégal incha allah. accident yi ne mel ni tul lekk màlle ci kaw tali bi loole mu ëllëg ko ci kaw ak kuréel boo xam ne kaaraange lu nu bëgg ci kaw tali bi ñoom nag danoo amal tey doxub ñaxtu boo xam ne lañ ci jublu mooy fexe ba askan wi daal di sàmmonteeg lépp loo xamante ne mooy code de la route waaye tamit yenn ci comportement yi ko ñu daal di ko dindi ci kaw tali bi loolee nag tax ñu daal di amal marche ni ki tey ca Parcelles Assainies ngir rek ñaax askan wi rawatina dawalkatu woto yi ngir rek ñu daal di xoolaat bu baax seen nekkin ci kaw tali bi. loolee nag ki nga xam ne kon mooy seen kaddu di Amadou Lamine Ba moom la ñuy teewli kàddoom ci micro Youssouf Konté Bara Sow. fi ñu toll nii dañoo seetlu ni que accident yi dafa bëri parce que récemment unité 15 déjà daf ñu jege te ñu ngi constaté combien de morts presque minimum 15 morts déjà te loolu sa du loo xam ne rafetlu nañ ko parce que loolu lu war a mën a ñàkk la ndax lépp ci conscience yi la parce que tali bi il faut nga courtois yaru pour mën a demalanteeg nit ñi sa xol warul xat parce que bu xatee rek da ngay gaaw a mer te nit bu meree ñëpp xam nañ ni muy def lu ko neex lay créer ci tali bi. parce que code de la route normalement du kii war a am permis rek a ko war a jàng ñun ñi nga xam ni y a les jeunes qui sont là derrière nous xale yu ndaw a ndaw yi war nañ leen ko jàngal dès le bas âge ñëpp xamandoo ko màgg code de la route bi ñu mën a jekkal suñu tali yi. des ba tey ci tali bi léeg-léeg nag askan wi lu ci ëpp des na noo xam panneau de signalisation yi lan lay firi loolee nag mën na indi loraange ci kaw tali bi rawatina l'accident yi léeg-léeg sax ay doomu aadama kon ci ñàkk seen bakkan loolee nag mooy seetlu goo xamante ne nii dañ ko nemmeeku ay leral ak Youssouf Konté. panneau bi ngeen gis li muy firndeel mooy benn dawalkat warul taxaw ci kanamam waaye itam benn client war a foo xaaree ndaamaar waaye seetlu jaa ngi nii. xale bu góor bi moom yàlla dafa muur ay gëtam waaye buñ ko laajee lu tax mu fi xaaree woto. non dama fekk taraay di taxaw fii nii su ma taxawee feneen furul fii duñ mën nangoo jël moo tax may taxaw fii nii. taxaw file sax dafay faral di jur ay accident yu bëree bëri. parce que fekk naa fi ñaari accident yoo xamante ni fii am na fi parce que barki démb soog am na fi soog boo xamante ni soog bu métti la woon parce que oto bi mi ngi jógee nii si tournal bi di ñëw ba mu ñëwee dal na si kaw territoire bi quoi ñaari mag lañ parce que ay kilifa lañ. mais ba ñëwee dañoo dal bañ dalee am nañ problème kenn ki gaañu na mais kenn ki gaañuwul. mu mel ni sax am na ci ñoo xam ne xam nañ li panneau bi di tekki waaye yàkkamtee àgg fi ñu jëm tax ñu fay taxawloo dawalkat yi donte xam nañ li leen fa mun a fekk. ah wóorul de loolu risque yu ngandal la ndaxte ñun ñii wàcc tax war nañu moytu ndax fii dara wóoru si. la boo deful ndànk rek oto yóbbaale la waaye boo gisee ñu bari def loolu xam nga. gàttaay bi rek ak yàkkamte gi loolu moo tax ñu bari di ko wax may ma fii wante taxaw si arrêt bi moo gën a wóor. jaaykat café bi ci wet wi di indi ay seede ci ay jafe-jafe yi nga xam ne da koy faral di jural askan wi. comme tëli Sénégal moom ñun ñëpp xam nañ ni muy doxee fii moom oto yi ku ñëw fi nga taxaw léeg-léeg sax nga gis koo xam ne day taxaw ci digg tëli bi di xaar yi ci kanam avancé pour mu mën a dem te loolu tamit du jaaduwul waaw moom li fi jar a defar bari na trop. waaye nag borom oto bi jàpp na ni kii di njig njaag chauffeur si ñooy njaag. mais les chauffeurs là ñu si bëree bëri du ñu dem passer permis ils viennent de la bourse dans les régions là ñu bëri dañuy dem jënd permis ñëw Dakar la ñuy passer permis dans les régions kan du passer permis da ngay jënd permis ñëw Dakar dawal
booy yi fii passé ñu permis ñu bari fii. ni bërëb bi bëri na liñ koy nemmeeku ci réew mi tax ñu bëri di sakku ñu gën a soññaat askan wi ba bu ko defee jëf yi ni mel ñu bañ ko mën a gis ci miim réew. laccum xabaaru bitim réew dañ ci ànd ak Ibrahima Camara wërngër la fii ak fa ca des. njiitu réew mi Macky Sall addu ci kër tas xibaar bi di RFI ne yoon la ñoom réew Afrique yi teew si bile ndaje ngir ñoom it ñu mën a taxawal seeni réew fexe yi tamit ba bépp mbébét bu ñuy nas di ko nocci ñoom it ñu fekk ko am ci seeni kàddu rawatina lu ñeel wàllu lempo yi nga xam ni kër liggéeykaay yu mag yi bàyyi ko ci réew nasaraan yi ñoo ko war a fay ci réew yooye ñu taxaw si na mu waree. jamono bi ñu amal ndaje bi ñeel juróom-ñaari réew yu ëpp doole ci àddina bi ñu leen di duppee G7 fële ca Biarritz réewum France Emmanuel Macron di dalal ak i waxtaan ak yenn natangoom si jamono jooju ay ñaxtukat di jàmbarloo ak takk der yi ndax ñoom ànduñu ci ab ndaje boobee ñu duppee G7 muy boole juróom-ñaari réew yu ëpp doole ci àddina bi lu toll ci fukki junni ak ñetti takk der la ñu taxawal ngir ñu aar kaarange ndaje moomee. ab jàmbaarloo bu bees la ñu nemmeeku fële ca Hong Kong tey ci ñaar fukki fan ak ñeenti si weeru août bi diggante ay takk der ak ay woy manifesté yuy wëy di woo nguur gi ngir ñu bàyyi li nga xam ne mooy réew moomee delle ko ña ko moom ci ab mbedd bu yaa nag lañ leen tànc ngir ñu bañ a romb foofee réew moomee nga xam ni Grande-Bretagne moo ko colonisé woon ñu ngi wëy di ñaxtu weeru juin ba néegi nii. di ko gërëm Ibrahima Camara ci xabaaru bitim réew yi kon loolee moo la làcc googu lépp làcc ñu ubbi nag gëstu tey bi daal di ko jagleel li nga xam ne kon moom mooy mbalit mi léegi nag ñu nekk ca bët Saloum bët gànnaaru réew mi jafe-jafe kon yu tar la ñuy am ngir mën a xam kon fan nan la ñuy def ak boobule mbalit rawatina ñi nga xam ne kon ñoo yëngu ci wàllu luuma gi. jafe-jafe gi kon ëpp na leen doole ba tax nag nee nañu matuwaay yi war dëgg kon ngir mën ko jànkonteel des nañ ko yore ba tax nag kon fi mu ne nii jafe-jafe yu tar la ñuy daal di jànkonteel loolee lépp nag jàpp nañu ni buñ ci indee saafara kon mbalit mi dina tax ba ñoom kon dinañ mën a tàggali koog moom waaye tamit ndëkkuwaay gi doon lu mucc ayib seen kër ndax nag mënatuñu defanteeg mbalit yi waaye tamit jumtuwaay yi des na lool Momar Alice Niang moom la ñuy fekk ji kon fële ca Dargéej du ñàkk daan ci dellusiwaat nu mu gën a yaatoo sunu yeneen jotaay xabaar daal di àddu kon ci ni leen ko junjee sànq ci njëlbeenu xabaar yi mooy sommet G7 di juróom-ñaari réew yi gën a mag ci àdduna wërngal këpp sumbu ndaje ndiki tey waxtaan nag goo xamante ne nii dana ca bokk ab réew bu mel ni France États-Unis dana ca bokk Allemagne Royaume-Uni Japon Italie ak Canada mooy juróom-ñaari réew yooyu nag waxtaan woo xamante ne nii dana ca bokk wàllu kaaraange ci Afrique waaye nag la cee laaj mooy lan moo ci solos Afrique ak taxawaay gan la ci war a mën a am ngir rek tamit mën a gindeeku ci tey waaye itam ci ëllëgam ak boobu lépp kuréel lan la ko mën a jural ci wàllu koom-koomam ak ci nekkinam ñu ànd ciy leeral ak Amagor Robert Niang. ndajeem G7 buy am jamono ji ca diwaanu France doon na lu yitteel àdduna wërndal képp ndax foofee ñoom juróom-ñaari réew yu ko séq war nañ faa waxtaanee ci tolluwaayu àdduna bi yépp ci kaw loolu mbiru Afrique ñu war ko fa waxtaanee rawatina ndogal bu fa mën a tukkee jëm ci dooleel ci ay koppar lii di G5 bu Sahel ngir mu mën a jàmmaarloog ñu jóg ngir na saxal kaaraangeem fii ci Afrique waaye loolu ngir mu mën a antu faaw mu am lu ko njiitu. lenn rek la ci Afrique mën a gagné mooy par rapport ak question financement sécurité parce que actuellement dañ ko bëgg a changer def ko mission onusienne mais États-Unis dafa gis ni loolu dafa cher loolu daal bu ci France ak États-Unis trouver benn terrain d'attente c'est-à-dire ñu juboo ci loolu mun na def dara ci Afrique mun na soqali Afrique surtout du point de vue sécuritaire. yaakaar waaye jaruta suxandiku ndax lu ëpp ci ndaje yi ni mel Afrique jëlee ci lu bëri. te waa G5 dëkk yooyu dañu bëgg dañu am ay ndimbal pour am ay jumtuwaay pour xeex ak terroriste wante ba léegi ay promesse am na mais promesse yooyu taxul xaalis bi ñu leen diggoon ñëw donc dañu foog ci sommet boobu xaalis boobu na ñëw
wante li wóor te wóor soo xoolee sommet yëpp man xool naa jàng naa sommet fii di bi Rambouillet ba léegi ba 75 at mu jot dañuy wax Afrique mais soo xoolee rek affaire yi promesse dañuy diggaate mais li ñuy dig duñ ko génne seen poche donc man tey ci sama xam-xam bu ndaw gëwuma ni que sommet boobu Afrique na ci am ay bénéfices dinañu waxaat rek seen déclaration xam ñoom ay politiciens ni dañu wax ju rafet ay kaddu yu rafet wante dara du génne ci poche bi loo xam ne mën nañu suqali Afrique. dem sax ba docteur Serigne Bamba Gueye jàpp ni jot na africain yi yeewu ba noppi def seen bopp ni ñoom képp ñoo mën a suqali seen réew. africain nag dañu war a xam ni que lii ay diplomatie rek ay waxtaan la ku nekk da nga jéem a fësal sa bopp ak sa intérêt li africain war a def mooy ñu jël seen destin en main xam ni que problème yi ñu jànkaarloo ñoom rek ko leen régler kenn mënu ko régler benn ñu dëkkaloo nekk benn am vision am stratégie te ñu bàyyi guerre bi nekk ci dëkk bi bàyyi nekk fii di président yoo xam ni dañuy seen bopp lañ fi nekkal dëkk yoo xam ni réew mi. di ko gërëm kon di leen jégalu ci boobule élément nga xam ne des na yemb du ñàkk dañ ci dikkaat mu gën a yaatoo suñu yeneen jotaayu xabaar daal di àddu kon ci li nga xam ne moom lañ doon junju sànq moo xew kon ca diwaanu Fuuta loole nag nekk ci bët saalumu bët gannaaw réew mi askan wa fa nekk nag la doon seen jafe-jafe mooy mbalit mi ginnaaw luuma gi ndax nag matuwaay yi war dëgg des na koy am ngir rek mën a tàggali ko askan wi ak boobule mbalit. ba tax nag nee nañu nag loole moo doon seen jafe-jafe rawatina njiital bokk moomeel ya fa nekk Momar Alice Niang. mbalit ak salte yu ni gàññ lañuy nemmiku gannaaw bu luuma yi weesoo ci mbooleem dëkk yi nekk ci kaw tali bi ci Fuuta diggante ci le Boubacar ba Agnam boo jaaree taxe ji ak Guédé village jafe-jafe yi benn la. fii soo fi ñëwee jour luuma da ngay gis nit ñëw di jaay ci kaw mbalit mi quoi. des fois comme période bi léegi période mango la camions yi dañuy jóge partout ba Tiwaawoon di fi andi ay mango des fois ñoom sax fii lañ koy jaay ci kaw mbalit bi. déchets yi nag lu si gën a bëri plastique la te day sonal jur gi su ko lekkee day dee surtout ren ji taw bi yéex na ñëw si mbalit yi la jur gi doon dem di ut lu mu lekk. ngir saafara mbir mi. commune yooyee yépp li ñuy wax moo di amuñu jumtukaay yu mat ngir xeex mbalit mi. problème yi mooy que matériel bi surtout parce que soo collecté kii bi déchets yi dafa laaj des fois nga am moyen de transport ay charrette wala affaire yu mel na pour nga mun acheminer kii bi vers les dépotoirs. mbir mi nag jaaxal bu baax a baax kuréel gi nga xamante ni moo di plateforme d'alerte sur le péril environnemental. ñuy tàllal loxo nguur gi ngir mu taxaw ci jafe-jafe yi. état bi peut-être war na xool lan la mën a gën a defee naam mu ngi def sax mais nan la mën a gën a defee pour que ñu mën a jël question environnement yi nga xam ne après luuma yi day posé wu gestion des ordures nan la mën a def pour vraiment gën a appuyer initiative yi jëm ci gérer déchets yi ak ordures yi après les luuma. laataa ñuy àgg ci loolu nag nañu wax ni mbalit mi ngi wéy di sonal. commune rurale yi nga xamante ñoo nekkee ci Fuuta. di ko gërëm Momar Alice Niang mbokk yi kon loole moo laajcu xabaaru marax yi sant leen bu baax gërëm leen ci ànd beeg ñun gërëm ñëpp ñu jàpp ci xabaar yi ba mu daal di yemb xabaar yi kon dina fas yéene dikkaat juróom-ñaari waxtu bu tegale ñeent fukki simili ak juróom ci kàllaama tubaab ak Adama Anouchka Ba feeg boobu ngeen wéy di ànd ak suñuy programme ci ITV ndax mbir yi ngi ci jërë ngeen jëf.